aousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen a ñuy bàyyi xel jamono bi fii ci Touba Mbacké en direct ci résidence Cheikhoul Khadim nuyuwaat nañ leen rafetluwaat bu baax a baax ànd bi ngeen ànd ak ñun ci Mashrab Safi édition 2025 tey la mardi 18 mars 2025 dëppoo fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor atum 1446 ginnaaw gàddaayuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi fii ci résidence Cheikhoul Khadim ngir wéyale liggéey bi am solo bi nga xamante ni moom lañ baaxoo ànd ak yéen ci biir weeru koor gi muy njàngum xasida gi nga xamante ni waa daara Hizbut Tarqiyyah moom la ñuy amal ci teewaayuk Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides mu koy ànd ak mbooleem njabootuk Serigne Touba gi ak mbokki taalibe yi ak ñi nga xam ne dañuy bàyyi ko fu nekk ngir ñëw teewee jotaay bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy dundalee koor gi fii ci résidence Cheikhoul Khadim ci Touba Mbacké mbokk yi loolee la ñuy wéy ànd ak yéen tey ji nag ci talaata ji di fukki fan ak juróom-ñaar ci koor di bés boo xam ne bés bu historique la ci l'islam ñu koy fàttaliku bu baax a baax muy bés bi nga xam ne ci la jullit yi amoon ndam ci xare bu métti boobu nga xamante ni moom nekkoon xare Badar loolu nag ñu ciy ndokkeel mboolem jullit yi di ñaan yàlla suñu borom bisu tey bi lépp loo xam ne ñaan nañ ko ci yàlla nañu ko nangul te mu nekk la gën ci ñun ñuy ziarewaat mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yi waaye nag di leen fàttali tey ji nag programme bi muy fukki fan ak juróom-ñaar kuréel gi nga xam ne moom mooy presté ci biir saalu Serigne Moustapha Bassirou bi muy saal bu mag bi moom moo di kuréelu Asna Khadim ñoom ñooy amal njàng mi kuréel gi nga xam ne ñoom ñooy accueillir ñoom ñooy gungewaat Serigne bi te ñoom ñoo taxaw ni suñu ginnaaw moom mooy kuréelu nooru daare ni bu Joal kon programme bi noonu la fas yéene wéyee incha allah rabbi ñu wéyal liggéey bi rek ci ànd kook yéen ci taataan li nga xam ne moom moo di kàddu yi nga xam ne day bàyyi ko ci kilifa yi ak li nga xam ne moom moo di différents secteurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci liggéey bi fii ci Mashrabou Safi mi commission yi ak jëwrin yi ci kàddu yi nga xam ne saa su ne ñu ngi koy leeral lépp rek jëm ci ñu gën a xam bu baax a baax liggéey bi ni nga xam ne noonu lañ ko nosee kon ñu doxantu rek dem ci grande salle bi muy saalu Serigne Moustapha Bassirou bi fekk fa Serigne Kosso Sey moom it ci ni nga xam ne noonu la koy àndeek ñun saa su nekk ci li nga xam ne moom moo jëm ci taataan kàddu yi kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci biir salle bi laataa ñuy door li nga xam ne moom moo di njàng mi Serigne Kosso maa ngi lay nuyu di la remettre antenne bi. bismillahi qad badatu rajiya minhu taala an akunu najiya mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tey la fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor atum junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk juróom-benn ci gàddaay yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam tey jii nag mbokk yi ñëwalaat nañ leen ci jotaay bu am solo bi nga xam ne mooy Mashrabou Safi di amee fii ci Touba ci kër Serigne Touba gi ci teewaayu Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na suñu borom yàggal lool te wéral ko Serigne Abdoul Aziz mu mel ni jotaay bi yaa ngi fi teew jotaay bi doon jotaay boo xam ni bokk na ci jotaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne inda zikri salihina tanzilu rahma waaye muy jataayu for aw yiw waaye muy jataay boo xam ne sëriñ bi digg nañu ci fajuk aajo waaye muy jataay jokk bokk sëriñ Abdoul Aziz boo ñëwee fii ci jataay bi ana ban yëg-yëg ngay am ci liggéey bu tedd bu am solo bi nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi ngi ko fiy def. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa koy di la sant bu baax sëñ Kosso di sant waa daara ji di sant mbokk yi taxawee jataay bi yëpp waaw koy di dellu di sant di ziar Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool may ko wér ak suñu kilifa yëpp di sant baax di leen ñaanal yéen yu rëy yu ñu am ci lislaam am ko ci yoonu Cheikhul Khadim suñu borom defal leen ko waa jataay bi moom macha allah man yàlla def na li ma fi ñëw bariwul waaye wax yàlla bi ma fi ñëwee yëg naa fi daal lu am solo te loolu weesuwul li taxoon shahru ramadan jóg li taxoon lislaam jóg te mooy di teewlu ak di delloo suñu xel ci suñu borom bi nga xam ne moo ñu sàkk fas ko yéenee jaamu nag waxtu yëpp la amee solo waaye rawatina ci waxtu yu mel nii weer wi nga xam ne ci la alxuraan wàccee di weer wi gën a tedd ci lislaam loolu moom yaakaar naa ci la jaamu yàlla gën a yellee ñu ciy sant yàlla bu baax nag bi yàlla defalee tawfeex ñoom kilifa yoo xam ni ñu ngi ñu ci jiitu di ñu ci ñaax ku mel ni Cheikh Mouhamadoul Mountakha ndax man li ma seetlu ci lii ci analyse rek dafa mel dafa yeesal mooy li sëñ Touba taxee woon ci weeru koor ku ne xam ne bu weeru koor jotee sëriñ bi meloom ak ay jëfam da daan wuute ak yeneen weer yi dañ ko daan defee ci gàmmu bàyyam bu baax wa tam Cheikh Mouhamadoul Bachir it ku ne gis na yeesal jëm ca def ci ful ko wane ni kon weer la woo xam ne lu ñu ci def ci yiw rek doyul te nag li gën a kawe ci yiw yaakaar naa weesul jàng alxuraan jàng xasida kon gis nañ Cheikh Mouhamadoul Bachir ak suñu borom yokk ay leeram yeesal ko ca njaareem ba fi muy waxee ni loolu tasaaroo na yamatul njaareem sax waaye ñu ngi koy defee fu bari ci réew mi mu mel ne nag Cheikh Mouhamadoul Mountakha bi mu ñëwee ci biir yeesal yooyu ak taxawaay yooyu dafa mel loolu ab cëram la ni mu ko wootee fii ci Mashrabou Safi macha allah lii moom waaw gis nañu daal ci yeesal yi nga xam ne Sëñ Tuubaa doon na ko ñaan ci njabootam ñu yeesal yoonu yonent alayhi salaatu salaam da ciy dugg kon ñu ko ciy sant bu baax bi ñu yàlla defalee tawfeex
ñu fekkee jamono ju mel nii ak taxawaay mu mel nii di ñaan suñu borom taxawaay bi yàgg xam naa li ma ciy teg rek mooy sant yàlla bu baax sant mbokk yi fi teew yëpp sant tamit mbokki kuréel yi nga xam ne ñooy yëkkati xasida yi ndax wax dëgg yàlla anam gi ñu koy defee sell na te tege na ci yoon lii daal yeesal la yoo xam ne yu am solo xam naa bu ko waxtu bi mayoon sax incha allah nañ gën a dugg ci yeneen i fànn waaye daal di sant di wane suñu xol bu sedd di sant sëñ Yuusu ak mbokk yi mu àndal liggéey bi yëpp di ñaan ñu daje ci ngërëmal sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Abdoul Aziz Mbacke Madialis macha allah ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci kàddu yu am solo yooyu kon xam naa damay daal di delloowaat antenne ba ca sëriñ Fallou ba ci kanam rek incha allah taala jaa ngeen jëf. jërëjëf Serigne Kosso Seye ci kàddu yooyu nga xam ne taataan nga ko ci yenn ci kilifa yi ci biir saalu Serigne Moustapha Bassirou bi rek ñu wéyal liggéey bi ñu ngi ak waa SAMU national ak docteur Mouhamadul Moustapha Bodian ñoom nag ñuy amal liggéey bu am solo ci wàllum kaaraange gi wàllum wér-gi-yaram du moins muy prévention ak yeneen ci aajo docteur gis nañ ne yéen ginnaaw tàkkusaan gu nekk da ngeen ñëw fii ci résidence Cheikhoul Khadim am na équipe bu lay accompagner ndax mën nañ xam lan moo fi doon seen liggéey. salaamaaleykum maa ngi lay ziar bu baax di nuyu auditeur Al Mouridiyyah TV yëpp di sant suñu borom si teewaay bu ñu may nii ñu teewaat at bi vivification cérémonie vivification yi donc comme chaque année dañuy am benn dispositif bu ñu mettre en place pour sécurité sanitaire ñëpp ñuy fekkee cérémonie vivification bi donc chaque takkusaan dañuy envoyé benn équipe complet donc équipe complet bi lu mu dëppoo mooy ambulance médicalisée bi nag bi muy àndal médecin urgentiste de àndal tamit infirmier urgentiste ak ambulancier bi nga xamante ne moo dawal oto bi mais tamit moo ñuy jàppale si brancardage beeg yooyu donc SAMU national nag ku ko xam ko si wàllum gestion des urgences donc gestion des urgences pré-hospitalières bu ñu nee gestion des urgences pré-hospitalières mooy diggante ak malade beeg ak hôpital bi loolu la ñu naan pré-hospitalier donc diggante boobu noonu dañoo seetlu ni que jafe-jafe santé yëpp si diggante boobu lay xewee ñun nag depuis 2021 ñoo ngi fii si ville sainte de Touba bi notamment si antenne régionale bi muy antenne SAMU Touba bi donc bokk na si suñu mission. à part gestion urgence pré-hospitalière yi bokk na tamit ci couverture grands événements yi donc ñëpp xam nañu événement bii nii nga xamante ne mooy vivification événement phare la ci Ramadan ci mois Ramadan ci weeru koor yi donc SAMU mun see ñàkk ñëw donc loolu moo waral suñu teewaay fii en matière de sécurité sanitaire ñu war a gérer toutes les urgences pré-hospitalière moo xam urgence traumatologique moo xam malaise yeeg moo xam lépp daal loo xamante ne nit ki war na ko soxla balaa muy àgg hôpital donc ñun loolu ñun suñu liggéey la ñu lëkkaloo si ak waa brigade nationale sapeur pompier lëkkaloo si tamit ak waa Croix-Rouge. tey nañu am fukki fan ak juróom-ñaar ci koor gi ndax bañ tàmbalee léegi am ngeen fi ay cas urgence yoo xamante ni mën nga ñu ko leeral. d'accord donc dispositif bi nu mu tëddee mooy. dafa am benn antenne médicale boo xamante ne at yële si biir résidence bi la doon nekk mais ren dañ ko décider délocaliser si infirmerie grande mosquée bi bon par souci de commodité maanaam pour gën a rataxal liggéey bi donc moo tax ñu dugal ko si infirmerie bi parce que foofu moo ëpp kaaraange foofu la tamit la nit ñi di gën a ëppee sutura bi fa lay ëppee donc ñun ñi ñoo nekk fii si biir résidence bi donc di war a gérer toutes les urgences alhamdulilah nag bu ñu ñëwee ba léegi depuis koor gi ba léegi moom macha allah amaguñu benn cas urgent donc alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax si loolu di ko ñaan tamit ñu dollil ñu mën a def weeru koor bi ñu tëjee ko si jàmm ak salaam sans que mu am benn rëq-rëq de ce fait képp ku fi mën a ñëw rek mu ñëw fi si jàmm ak salaam delluwaat si jàmm ak salaam waaw. jërëjëf docteur Mouhamadul Moustapha Bodian ci leeral yu am solo yi. waaye ñuy ñaan rek ni nga ko leeralee sànq ne booba léegi amu leen benn cas urgence yàlla na wéyee noonu ba koor gi jeex ci barkeep Cheikhul Khadim ñoom nag ñuy amal liggéey bu am solo ndax ginnaaw tàkkusaan gu nekk daañu ñëw ak seen équipe bi ak seen matériel yi ngir taxaw ci lépp loo xamante ni moom moo jëm ci fànn googu muy wàllum wér-gu-yaram ak prévention ngir bépp cas boo xam ne am na rek ñu mën cee jël ay matuwaay yu am solo kon ni ñu ko doon leeralee rek
Mashrabu Chafi ay commission yu bëree bëri la ay secteurs yu bëri la fenn fu ci nekk rek am na ñu fa nekkee féetewoo ci liggéey boobu di ko doxal ngir lépp rek mën a ñoŋ taalibe yi mën a ñëw teew amal liggéey bi ci li nga xam ne sëriñ bi noonu la ko bëggee ñu wéyal liggéey bi rek cee demaat ci biir salle Serigne Moustapha Bassirou fekkaat fa Serigne Kosso Gueye ngir mu taataan yeneen kàddu yu kilifa laataa ñuy ñëwaat. waa kay jërëjëf sëñ Fallou Syll ñu ngi koy sant mooy baax di ko gërëm moo nu nekkal foofu ci biti macha allah kàddu yi am na solo ba tey mbokk yi ñu ngi jàkkaarloog Serigne Makhtar Diakhaté moom Serigne Saliou Serigne Makhtar mu mel ni jataay yu am solo yi nga xam ne fekke ngeen ko tey bu ngeen ci ñëwee ana ban yëg-yëg ngeen di am ci seen digganteeg Serigne bi waaye jataay beet li nga xam ne noonu lay jàngalee ndono yi nga xam ne Serigne Touba Mbacké moo ko fi bàyyil woon. moom de Serigne bi xanaa xol bu sedd guy rek. ak sant yàlla bu baax a baax a baax ci jotaay bu rafet bii nga xam ni dundal ndoonal mag ñi rek la ndax yéen seenub liggéey dafa am lu ci am ndax sëñ Abdoul Ahad mi nga xam ni daanaka lépp mooma ba mu xamee yéenay kan ak seen pas-pas ak ci liggéey bi ak ci xasida yi te mu gis ku mel ni sëñ Saliou Mbacké te xam ne yitteem jëpp mooy liggéey ci liggéey sëñ Tuubaa ci xasida yi ak ci taalibe yi ak ci taalibe gi ak ci yoon wi rek mooy yitte moom beneen yitte bu dul boobu sëñ bi boobu daanaka boobu leen sëñ Abdoul Ahad boole sëñ Saliou Hizbut Tarqiyyah nga xam ne loolu ci diggante la sëñ Aatu ak sëñ Youssou Diop ñaari jëwriñ yooyu ñu ànd ak sëñ Saliou ànd gu wér liggéeyal ko liggéey bu wér bu kenn nattabliwut waaye sëñ Saliou itam boo gisee mu wóolu sëñ Muntaxa mi ba boole ko Hizbut Tarqiyyah ndax lii lépp nag na nga xam ne sëñ Saliou la tàmbalee waaw moo xiirtaloon sëñ Murtada ci Hizbut Tarqiyyah booy leen ak sëñ Aatu ak sëñ Youssou Diop bi ci liggéey bi muy loo xam ne ñun ñi nga xam ne nekkoon ci kër gi xam ne ñu kenn nattaliw ko te boo gisee sëñ Saliou ak xalifaam ñu naan kat ñu bari di ca wax te man caa jàngate lu bari dara warulu ko ludul as-saalih alladi yukammilul amal moom mi nga xam ne day mottali mébét sëñ Tuubaa yi di lu yaatu ci taalibe gi ak ci yoon wi mottali gi moo tax muy yéemu di gën a rafet di gën a neex di gën a jot sëñ Muntaxa mii nag mottali liggéey yu mag ñi rek mooy ab liggéeyam li mag ñi mébatoon li mag ñi xalaatoon ci liggéey sëñ Tuubaa ci dëkkam bii sëñ Tuubaa itam xalaat ko ci dëkkam bii sëñ Muntaxa loolee lay mottali moo indi lii lépp nag moo tax fii ni waxtu wu ne boo gisee liggéey bi di gën a bari liggéey bi di gën a neex liggéey bi gën a rafet loolu mooy li indi loolu kon nag li nu war nun ñëpp rek mooy ñaan sëñ Muntaxa mi mu yàgg fi te wér mu yàgg fi lool te wér te nu ànd koog moom daal nan dogu ci sëñ bi daal moom daal na kattan gi yokku wér gi yokku te nu ànd koog moom ba liggéeyam bi daal fu yoon wi àgg rek liggéeyam bi àgg fa ba weesu foofa muur lépp dara ji sëñ Tuubaa dara ji Cheikh Saliou Mbacké waaw te nun ñëpp nag nu ànd koog moom rek waaw ngërëmal sëñ Bamba rek waaw ngërëmal sëñ Bamba rek te nun ñëpp ñu ànd koog moom jërëjëf Serigne Makhtar Diakhaté moom Serigne Saliou Mbacké kaddu yu am solo yooyu mooy kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko yaakaar naa mbokk yi koy dégg yëpp rek seen xel dana dem ci ni moom mi moo daan jottali Serigne Saliou kaddu yu tedd yu am solo yooyu kon ñu ngi ko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq xam naa damay delluwaat ci sëñ Fallou ba ci kanam ma door a dellu siwaat incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon ñu nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di sant ci bis bi nga xam ne mooy fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor muy bis bi nga xam ne ci la xew-xew bu mag amoon ci lislaam muy xare Badar tey jii ñu fas yéene ànd ak bis bi dundal ko ndax ndam lu rëy la ci lislaam amoon ñu koy fàttaliku. tey nag ñi nga xam ne ñoo ay njàng mi mooy kuréel bi ñu tuddee Asna Khadim nga xam ne sëñ Ablaye Diop moo ko jiite ñi ngeen dégg tam ñuy xaar kiti kilifa yi di gàttandu mooy kuréel bi ñu tuddee Nour Daara bu Hizbut Tarqiyyah bu Joal kon Asna Khadim bu Hizbut Tarqiyyah ci njiital sëñ Ablaye Diop ak tamit ñi nga xam ne Nour Daara bu Hizbut Tarqiyyah bu Joal ñoom ñoo ay njàng mi kon balaa yàgg dinaa teelal dalal kenn ci ñoom muy sëñ Ablaye sëñ Cheikh Ahmadou Samb moom da leen jox programme bi buñ ci jógee danañ dikk ci bunt boo xam ne ci xasida yi la ci arab door a ñëw ci anglais bi incha allah kon sëñ Cheikh mën ngaa jege si ñu fas yéene kon nga fas yéene jottali ñu programme bi nga xam ne tey jii moom nga war a jàng ci kanam Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké. asalaamaaleykum sëñ Mansour ñu ngi lay siyaare bu baax a baax a baax comme ni nga ko waxee rek bis bi nga xam ne tey mooy bis bi nga xam ne ci lañu war a jàng mu tombeek bisu Badar mën nañoo wax ni kuréel bi ñuy wax Asna Khadim moo ko war a jàng muy kuréel gi gën a mag Hizbut Tarqiyyah programme bi nga xam ne moom la war a jàng nag mi ngi jiitu mooy Jazbul Xulub la ñu war a jàng teg ci xasida bi nga xam ne da koy tënkee Muhammadun
ak bunt yi nga xam ne ca malaayka yi lay wax ndax day nekk bis boo xam ne day ràññeeku moo tax ñu jël xasida yooyu ngir bëgg cee barkeelu ci bis bi waaw. jërëjëf sëñ Cheikh ñun lañ la bàyyi xam naa kuréel gaa ngi lay xaar mën na nga wéy ci liggéey bi kon dégg ngeen ko programme bu am solo lay doon la ca dolliku kon mooy danañ jël buntu ci wàllu arab kon dañuy dalal kenn ci ñi nga xam ne ñoo ko war a def ki nga xam ne moo ko war a def muy sëñ Mame Samba Diop incha allah mu jottali leen ko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام أحييكم بالتحية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونهنئ العالم الإسلامي في هذا الشهر المبارك داعيا لله أن يطول بقاء خليفتنا الشيخ محمد المنتقى كما هو دأبنا في مثل هذا الساعة طيلة أيام هذا الشهر المبارك أن نختار لكم قصيدة من ضمن قصائد الشيخ الخديم. لهذا اخترنا لكم قصيدة ألفها الشيخ الخديم وسماها بجذب القلوب علام الغيوب، وهي قصيدة تناولت من موضوعات كثيرة ومختلفة، منها الحمد والشكر لله ووصف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقه وبالصلاة عليه وبإبراز مناقبه ومدحه والتنويه بمكانة القرآن والحب الذي يكنه له. كما تعرفون أيضا أن هناك حدثا عظيما في الإسلام هلك فيه من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وهو يوم بدر الذي كان في اليوم 17 من شهر رمضان المباركة. ولهذا سنركز في القصيدة أكثر في الجانب الذي تناولته القصيدة من هذا الحدث، ابتداء من قوله رضي الله عنه: سلم على بدر جلا بجى القلوب وعلى ذوي المقامات العلى وحزبه وعظمه. وهذه البيت يطلب الشيخ الخديم رضي الله عنه على غزوة بدر التي أزالت ظلمة القلوب، يعني أزالت الشك والخوف ورفعت شأن المؤمنين. ويشير أيضا إلى الصحابة وأصحاب المكانة العالية من المؤمنين الذين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. وقال أيضا: قد قام خير البشر وسط خيار الزمر، إلى نهاية البيت، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد وقف في وسط الجماعة من الصحابة الشجعان وظهر كالقمر المنير في مواجهة المتكبرين من قريش. وقال أيضا: يوما به اشتد النضال، يوما به اشتد القتال، يوم تعارف الرجال، يوم الرضا والوجم. ويصف في هذا البيت يوم بدر بأنه كان يوما اشتد فيه القتال والنضال بين الحق والباطل، وذلك اليوم فلاح لذي اهتداء ورباح، إلى آخر البيت. يعني ذلك اليوم غزوة بدر كان نجاحا ونصرا لمن اهتدى إلى الحق واتبع طريق الإيمان، وربح وفوز لمن سعى لارتقاء الإيمان. وقال أيضا في هذه القصيدة: يوم به قد غفر ذنوب من قد حضر قتاله رب الورى، إلى آخر البيت. وذلك اليوم غفر الله ذنوب جميع من شاركوا فيه. وهذه الأبيات كلها تشير إلى أن غزوة بدر كانت يوم لفوز ونجاح للمؤمنين، حيث منحهم الله المغفرة والرفعة لصدق إيمانهم وجهادهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا: تنازعوا الموت معا، إلى آخر البيت. تنازعوا الموت معا والكل منهم شجع يبغي اللقاء أو يسرع. وفي هذا البيت إلى آخر البيت إلى قوله: أمده رب الأنام بجند أملاك عظام لعدد لا للحم. وقال في هذا البيت:
تصف شجاعة الصحابة في غزوة بدر، وتوضح كيف أن الله سبحانه وتعالى أيدهم بجند من الملائكة، فكان النصر للمؤمنين وهزيمة للمشركين الذين قد عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذه الأبيات الذي قد أخذناه من جذب القلوب عن الغيوب، ونرد الكلام إلى الشيخ الذي يجيء للقاء الكلمات الإنجليزية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. From Touba to the world, welcome on Al Muridiya TV for this presentation. On this very special occasion, as we said it a while ago, every single afternoon, the Murid community, under the guidance of the General Khalif Sheikh Muhammadul Muntaha Bashir, gathers here at the residence Sheikh Ahmadul Khadim to give life to this holy month of Ramadan. And today is a special occasion because we are talking about the legendary Battle of Badr. Badr is a battle an event that coincides with the 17th day of Ramadan. It is described by the Sheikh Ahmad Bamba in many of his writings, most directly in the poems Jasbul Khulub and Mimia. The Sheikh dwells only on what is worth mentioning. Example, the preliminary forces involved in the battle, the arrival of the angels, and the resounding victory of the Muslim, and finally, the lessons to be learned from the battle. In the poem Jazbul Khulub, the Sheikh deals with the event from the verse 112 to the verse 134, and in Mimia from the verse 119 to the verse 157. In terms of context, the battle took place during the Hijrah, when the Muslims were living in Medina. It was by order of Lord. The event was triggered by the deep frustration felt by Muslims who had been pushed out of Mecca by the Qurayshid. One day, these exiles in Medina decided as a reprisal to set up an ambush on the caravan belonging to the Meccans coming from Syria. However, Allah, in his deepest secret, set up the event as a confrontation between truth and falsehood. The point was to teach believers that those who resolutely commit themselves to Allah, no matter how dire the situation, will always end up victorious. At the preliminaries, the Sheikh shows us just how great a strategist the Prophet Muhammad, peace be upon him, was. He summoned the immigrants and auxiliaries, Muhajirin and Ansar, to study the best strategy for the battle. In verse 159 of Mimia, the Sheikh writes, after consulting each other, the auxiliaries and immigrants came with their opinion. The Prophet, peace be upon him, nevertheless had the secret of the victory, but kept it a secret, which the poet mentions in the verse 120 of Jasbul Khulub. They stormed those whose death the most eminent intercessor had foretold. The lesson to be drawn here is that even an uncontested leader consulting with his troop when the time comes to fight is only beneficial. In terms of forces involved, we had 313 Muslims stood up, 1,000 unbelievers. The Sheikh focuses on the indisputed star the Prophet Muhammad was during that battle.
In verse 120 of Mimea, he writes, "The prophet appeared like a full moon on the day of Badr. He presented him in a very poetic way. We sense the sonority and assonance combined with alliteration. Fi yawmi badri bada badran." In the next verse, the poet states that the four caliphs of the Islamic community Ummah were present in a hierarchical order: Abu Bakr, Omar, Usman, Aliun. However, the Sheikh makes an important clarification in the next verse, stating that Usman was present from the heart. Then comes the confrontation, and the Muslims don't mince their words. There are many epic passages in Mimea and Jazbul Khulub where the Sheikh evokes the determination of the combatants. In verse 142 of Mimea, he says, "They moved towards Badr with determination and lit the fire for large-scale battle." And he adds in Jazbu, "So that the dust did not fail to rise between cowards and braves." The line that best describes this confrontation is, "They went before death without calculation." On that historical day, Allah's help came from heaven. As Sheikh Ahmad Bamba points out in Jazbul Khudub, they came from heaven, horses and great armies. And in Mimea he said, "Alfun wa alfun wa alfun," meaning 1,000, then 1,000, then 1,000. In this way, 3,000 angels stormed the non-believers, resulted in a resounding victory. The lesson learned from Badr can be found in verse 153 of Jazbul Khulub. It is since that day that we can do without war, without conquest, without being despised, until paradise. So Mansour, there is a very important passage. But anyway, so we're running behind time, and then that was the presentation of today. Thank you so very much, and see you next time. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon ñuy santaat ñi nga xam ne ñëpp ñoo fi jaar, sëñ Cheikh Amadou Samb mi leen doon jottali programme mu njàng mi, sëriñ Mam Samba Diop mi nga xam ne moo leen jëlal bunt ci xasida yi ci arab, ak tam sëñ Malick Badiane mi nga xam ne moo leen andiloon ab tënk ci xare Badar ci anglais. ñu leen sant ñoom ñëpp ci liggéey bu am solo boobu ñuy def. li des moo yi ñu xaar rek sëriñ bi yegg si ngir njàng mën a tàmbali. kon muy xew-xew boo xam ne kon kenn du ko fàtte, li nga xam ne tey lislaam la ko may doole tey ba bisub tey, bis boobu ci la dogu ga nga xam ne jullite amoon nañ ko, donte dañoo néewoon suñu borom wàcce alfun baadaro jeefal 3 malaaka ñu lijjanti xeex bi tey jii la woon. looloo waral gis ngeen ko ràññiku na ci colin wi, ñëpp lu weex lañ sol, teewaay bi tamit programme bi dana ci feeñ. Donc en ce 17e jour du mois lunaire de Ramadan, qui coïncide avec un événement phare dans l'islam, c'est la légendaire bataille de Badr, et qui a opposé les musulmans et les mécréants. En ce temps, les musulmans étaient en exil à Médine, et il a fallu, n'est-ce pas, ce scénario posé par le Seigneur pour que les musulmans s'engagent dans cette bataille, qui était un simple guet-apens pour récupérer une caravane dirigée par Abu Sufyan. Et Allah l'a transformé en une bataille et l'a acclimaté pour élever la voix de Dieu et pour faire disparaître à jamais, n'est-ce pas, cette supériorité de ceux-là qui étaient des mécréants. Voilà donc en résumé le sens de ce jour. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore nous vivons cet événement marquant par le programme qui sera déclamé ici, mais également par l'entrain et l'engagement, la motivation des uns et des autres, parce que ce jour, n'est-ce pas, ce fut une victoire éclatante que l'islam n'oubliera jamais.
Et nous voyons donc la voiture du calife qui n'est plus loin. Et bientôt, il sera là, vers le calife. Et ce sera le démarrage de la déclamation. Nous voyons donc ce va-et-vient incessant qui annonce cette proximité du calife. Nous voyons, n'est-ce pas, ses proches, les lieutenants, Serigne Moussa Nawel, nous voyons les autres et tous les autres. Et au moment où nous parlons, la voiture du calife est là devant nous, passe devant nous. Et le calife, toujours, n'est-ce pas, dans une béatitude née de cette déclamation, suivie de près par le Kourel Nourdarin, la Dar Isbsarki de Joal, et qui s'en donne à cœur joie pour faire vivre cet événement, pour que véritablement que tout soit au rendez-vous, l'entrain, la motivation, la déclamation, cette dextérité, ces chassidas qui sont distillés avec la plus grande dextérité. Il y a tout pour évidemment faire naître cette béatitude dans les cœurs des uns et des autres. Et nous allons donc sans plus tarder vous laisser suivre cette déclamation spéciale en un jour spécial, le 17e de Ramadan, ce jour qui a consacré une victoire éclatante de l'islam, la première grande victoire de l'islam. Et depuis lors, n'est-ce pas, nous pouvons nous passer de guerre nous pouvons nous passer de guerre de contact, de conquête. Et là, le temps nous est agréable et nous avons eu l'agrément de notre Seigneur. C'est dire donc que c'était une victoire éclatante et que les musulmans n'oublieront jamais, jamais au grand jamais. Et c'est également un enseignement très fort sur lequel nous allons revenir parce qu'il y aura un focus sur Jazbul Khoulob, un équilibre qui a beaucoup parlé de cette fameuse bataille de Badr. Et la bataille de Badr, les gens de Badr, le Badrin, c'est également des thématiques qui sont très chères aux chers, qui reviennent beaucoup à profusion dans ses écrits, parce que, dit-il, eux sont nos pères spirituels dans l'islam. Et c'est cet enseignement-là, ces gens qui ont perpétué par la loyauté, et ces gens qui ont perpétué cette victoire de l'islam, aujourd'hui encore, il faut s'en souvenir. Voilà donc pour la bataille de Badr, voilà donc pour cet événement, voilà donc pour tout ce qu'il y a, n'est-ce pas, comme événement. Et nous allons vous laisser vivre les quelques minutes qui restent en attendant la déclamation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.